mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di rafetlu bu baax seen ànd ak ñun télévision Futurs Médias ni na ko baaxoo alxamis ju ne ci waxtu wi ci kàttanu borom bi ñu àndaat ak yéen seen émission li ci penc mi tey nag ñuy waxtaane yoon wu sell wi nga xamante ni jullit bu ne ci sa xol boo sañoon laata ngay wuy ji sunu borom nga daal di amal tànki ziar yooyee muy dem ca sang bu tedd bi rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ca Madinatul Munawwar waaye it ziar kàbbu gu tedd gi ca Makkatal Mukarram aj gu sell googee la ñuy waxtaane tey jii ak télévision Futurs Médias aj Makka 2018 gi ak nees mën a def daal ba lépp ñoŋ wàññi ca na mu gën a néewee ay jafe-jafe munta ñàkk munoo nag aji màkka yóbbu ay téeméeri ujaaj jafe-jafe du ca am loolu yàlla may ko kenn waaye nees mun a dem ba néewal ko bu baax jafe-jafe tolof-tolof yi bu ko defee ñëpp dem ci jàmm ñëw ci jàmm incha allah mooy waxtaan wi ak télévision Futurs Médias ak ñun ci plateau bi docteur Khadim Sylla moom mooy délégué général adjoint au pèlerinage docteur Sylla ñu ngi lay ziar bu baax. jërëjëf El Hadj Assane ñu ngi lay nuyu te di leen ziar bu baax a baax ak nuyu ak siyaare ñu nuyu seetaan ñëpp. jërëjëf El Hadj Palla Mbengue moom voyagiste la dootuñu leen ko présenté ci aj gi Hadj Palla ñu ngi lay ziar. waaw ñu ngi leen di delloo ziar na zalik Hadj Assane di nuyu mbokku téléspectateur yu TFM yëpp. di ziar ñi nga xam ne ñoom lañ bokkal plateau bi. suñu jigéen ñi ak it docteur Khadim Sylla Adja Fat Bintou ak Adja Ourey Thiam. très bien sama jigéen macha allah. jërëjëf Adja Fat Bintou tudd nga ko ak Adja Ourey buñ ma ko may xam naa def nañ ba mu baax nag bu dee soxna Fat Bintou ngir kaaw bu dee Ourey ngir xam naa sama naatangoo Balla Préra teew na maa ngi koy tooñ sax Balla de ko mënoon nañ ko présenté émission bi macha allah ndax dootuñu leen ko présenté journaliste bu xereñ doonte daw na rédaction yi jamono yi Adja Fat Bintou maa ngi lay nuyu. waa kay aouzu billahi samiil alim min ashaytani rajim bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin jërëjëf Alaaji Assane ñu ngi lay fay nuyoo bi di am mbégte torop nag tey ñëw fii ci sa émission bu mag bi nga xam ne àdduna yëpp a ko bëgg muy penc mi soo ñu joxee ndigal itam ñu nuyu suñu kilifa yu baax yi toog ku mel ni sëñ Khadim Sylla di suñu professeur di suñu kilifa moom it ñu ngi koy jox wàccu waayam di nuyu suñu càmmeñu bopp suñu chéri Alaaji Palla Mbengue di nuyu nag sama doomu bopp sama xol sama adjointe ci mbooloo mi ñu bokk Adja Ourey Préra di nuyu itam sëriñam mu jéggal ma xàmmeewu ma ko bi may dugg sànq dafa yàkkamti jërëjëf Alaaji Assane Seck tey Seck laa lay sant ndax sama doom jërëjëf Diop may am mbégte également ànd ak soxna Ourey Thiam Préra pour plusieurs choses nag ndax moom sama soppe la sama naatangoo Ourey maa ngi lay nuyu bu baax Alaaji Assane maa ngi lay nuyu asalaamaaleykum maa ngi lay nuyu bu baax di la gërëm di la sant ci invitation bi di nuyu suñu kilifa docteur Khadim Sylla délégué adjoint di nuyu suñu càmmiñu bopp Alaaji Palla di nuyu Adja Seyda Fat Bintou Diop suñu kilifa moom tamit ci wàllu liggéey bi mu uuf ñu di ñu wan yoon di ñu jàppale moom tamit vraiment jàpp ci ñuy nuyu képp kuy yëngatu ci aj gi rek ak képp kuy am yéene dem joxe ji farata boobu ren incha allah ñuy nuyu it suñu délégué général professeur Abdoul Aziz Kébé di ko ziyaara bu baax justement waaw ñu ngi koy gërëm bu baax Abdoul Aziz ndax moo joxe ndigal li sawar ci lool bi ñu ko taxawalee ne dañuy def émission bi Abdoul Aziz Mbaye également sama xarit sama mag El Hadji Daouda Diouf réalisateur de li ci penc mi ñu koy ziar ak El Hadji Vieux Diouf xam naa ñoom ñëpp nag il faut ñu daggalaat leen paas ñu dellu Makka El Hadji Daouda jërëjëf docteur lan mooy secret délégation générale pèlerinage ndax nag ku gis nen na ngi ab diire ngi aj Makka gi jafe-jafe yi wàññeeku na jërëjëf El Hadj Assane ndax loolu moo nekkan jubluwaayu taxawal délégation générale au pèlerinage muy loo xam ne diir bu yàgg boo xamee ne aj gi am na ay jafe-jafe ay borom yi xam-xam yoo am expérience ci wàllu aj ñoo yàgg a toog di xalaat ak bind autorité yi et di leen proposer loo xam ne war naa mën a génne aj gi ci jafe-jafe yi mu bokk ci li nga xam ne nag xalaatan nañ ko ñoom moo di li ñu jàpp ne moo war a mën a saafara jafe-jafe yooyu du soppi ay nit ñoo xam ne ñoo jiite liggéey bi ndax diirub lu ëpp fanweeri at ñi fi jaar ñëpp ci ñoo xam ne ñu jiite liggéey bi ay borom yi xam-xam lañ yu ràññeeku et nekk ñoo xam ne it ay doomi réew mi lañ yu am yitte feeñal seen engagement ci biir terrain bi
ci liggéeyal seen réew ci seen xam-xam ak seen man-man biñ leen dénkee aj gi itam fa tabaarakallaahu def nañ ca seen kemtalaay kattan ñoom ak équipe bi ñu àndal kon su fekkante ne def la rek ak yéene rek kon loola mu jàkk kon ñu gis ne comme loola jot na nag ñu jéem a xalaat nag te mooy soppi structure bi ci boppam ca la ñu xalaate loolu di ko togg yàlla dogal nag mu tombe nag ak bi président de la république ñëwee itam te engagement bi mu jëlan ak xeet wi mooy lépp lu mu fi fekk loo xam ne luy jaar yoon di dox doxin wu rafet mu dëgëral ko dooleel ko waaye lépp loo xam ne dafa fekk nag mu xaw a sooxe mu def kemtalaay kàttan ci benn ci jubbanti ko wala mu andi lu ko wuutu loo xam ne dana ko waajal ci ay matuwaay yoo xam ne njort dana mën a rafet ci ne dana mën a indi saafara yaar yooyu bi mu tombee nag moo waral bi ñu ko jébbalee loolu mu wax ne nañu tax jublu ci loolu biñ jubloo ci loolu itam muy loo xam ne ay boromi xam-xam yooyu ñoo toogaat ay weer di ko waajal ci nan la ñuy def ba indi loo xam ne dana saafara lii loola nag muy cahier de charge bi ci boppam muy loo xam ne tey noonu ma la wax ay homme d'expérience yoo xam ne ci wàllu aj ci wàllu gépp nag moo xam ci voyage privé yi ci consommaristes yi ci yeneeni boromi xam-xam ak i xalaatkat ñoo toog ay weeri weer ba tënk loo xam ne mooy charte bi di cahier de charge boo xam ne jàpp nañ ne buñ ci tënkoo ñëpp rek dana jàkk biñ ko jébbalee autorités yi nag lañ seet ne waawul lu toll ni lii muy contenu bi nekk ci cahier de charge bi kon nag ban structure bu yore dayoo ban la ñuy xalaat kilifa yi gis ne kon daal délégation rek waaw ca lañ taxawal délégation générale au pèlerinage et loola muy loo xam ne fa tabarakallah macha allah waaw très bien El Hadj Palla bu confirmé tan ngi am amélioration wala waaw El Hadj Assane ñu may ma rek ñu dellu santaat yàlla subhanahu wa taala julli ci yonentam bu tedd bi sallallahu alayhi wa sallam di sant sëriñu suñu sëriñ Seydi Aboubacar Sy di ñaan yàlla na yàlla yokk leeram te taaf ñu ci barkeem di ñaan réew mi yàlla na fi yàlla dolli jàmm ndax jàmm ji moo tax ñu mën a toog fii di wax kon jàmm jooju yàlla na sax ci barke Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam damay jëkk d'abord gërëm délégué général El Hadji Abdoul Aziz Kébé ndax li tax ñu di ko gërëm di ko sant mooy nit ki bu la cëralee bu occasion yu mel nii amee dañ koy sant te amélioration bi li ko tax mu mën a réussir lu bari communication si la bokk c'est quelqu'un qui communique donc te jàpp nañ ne loolu wax dëgg yàlla bu réussir à 80% loolu bokk na ci kon nag ñu ngi koy ñaan mu sax si loolu te am nañ yaakaar ne incha allah ci loolu lay taxaw bari na beaucoup d'amélioration waaye nag xëy na li waral wax ji bokk na ci coow li nga xam ne moo fi nekk fan yi ci wàllu pèlerinage te famille la kon nag alhamdulilahi rabbil alamin coow li de quelle nature ñi seetaan bëgg na xam lan mooy coow li waaw ndax coow li mooy li fi nekk fan yi rek ñu dégg ne voyagistes privé yi ñu ngi def conférence de presse mais alhamdulilahi rabbil alamin bi nga xamee ne yàlla dogal na El Hadji Abdoul Aziz Kébé ñun ñëpp dafay wax ni nous sommes une famille daf naan sax communauté du pèlerinage famille du pèlerinage kon jàpp naa ne bu fekkee bur bi am na yàlla dimbali ñu bërki démb ñu daje toog waxtaan ba harmoniser ba recadrer waat yëpp kon loolu dañ koy dellu santaat ci yàlla waaye moom it ñu gërëm ko ci loolu donc coow li comme niñ ko xamee voyagistes privés yi am na ci ñoo xam ne dañu ne fiche de produit bi nga xam ne moom la délégation générale doon laaj te it muy santaane premier ministre mu génn ci li nga xam ne mooy conseil interministériel foofu la génne donc ñu di ko laaj mais avant muy nekk ci conseil interministériel dafa nekk ci biir cahier de charge bi parce que cahier de charge bi moo ñu jox agrément boobu moo ñu jox quota kon jàpp naa ne bu fekkee critères yooyu yëpp nekk na ci biir te fiche de produit bi mu ngi ci biir cahier de charge bi donc li ñu jox agrément mooy tënku ci cahier de charge bi boo tënku ci cahier de charge ba mu desul nag lu dul ñu ne la indil sa fiche de produit nga ne duma ko indi ah loolu dafay compliqué donc taxaaj Assane mais gindi ko am na ci parce que tamit
daje nañu toog nañu waxante nañu ay dëgg waaw jàkkaarloo nañ waxante dëgg te yàlla tax parce que ñëpp nag ku nekkit bañ a gis sa bopp yàlla dimbali nañu kenn gisu sa bopp ñu waxtaan delloo si ñëpp wax leen ne daal cahier de charge bi moo ñu tënk ba ñëpp ànd nañ ci waaye xaaj Assane foofu damay profité pour wax rek ni loo gis ñu di ko def am na ñuy def lu baax waaye am na ñuy def lu baaxul ñun nag suñu rôle bokk na ci képp koo xam ne gis nañ ne li ngay def baaxul te ñu bokk tur wi di voyagiste privé jàpp naa ne ñun ñoo war a jëkk a jël suñu matuwaay taxaw bañ lànk loolu ndax pèlerinage aussi bu ñu lay laaj fiche de produit parce que ku mel ni man par exemple mu jaayee 3 millions ku mel ni Adja Fat Bintou jaayee 3 millions ñu dem ba mag Adja Fat Bintou nekk fu jige man ma nekk fu sori lan moo ko war a justifier te ñii bañ fiche de produit bi c'est parce que dañuy bañ a joxe fiche de produit bi seen contrat ñëw du cohérent par rapport ak fiche de produit bi donc loolu moo waral refus bi mais ci biir nag heureusement que bi ñu waxtaanee xam naa gars yi seetaanul du ñu ay spécialiste ñu ne fiche de produit lu muy màndargaal mooy lan ngay wane ci lan nga ciy wane fiche de produit boobu boo gisee délégation générale maanaam li ngay proposé client bi li ngay proposé koy dëkkal maanaam boo nekk 3 millions waaw war nga ko wax fi nga koy dëkkal voilà war nga ko wax distance bi war nga ko wax li muy lekk war nga ko wax li muy naan war nga ko wax ban oto nga koy jox boo yeggee nan yan condition chambre bu nekk ñaata nit ñoo ciy nekk hôtel bi naka la tudd loolu mooy fiche de produit bi nga xam ne parce que buñ ko encadré wul ci aj gi dañuy bàyyi mu nekk loo xam ne dafay déloyal bien sûr loolu moom mënut a ñàkk ci kilifa am réew nga yor am réew nit ñi war di yóbbu say doomi réew bitim réew kooku c'est le minimum tey nag alaaj Assane waaw rapidement bu ñu waxantee dëgg rek te dëgg rek tax am na ñu nekk ci suñ biir ñoo xam ni vraiment dañuy léger pèlerin loolu nag man da jàpp naa ne ñun ñoo ko war a jëkk xeex balaa ko délégation di xeex très bien Adja Fat Bintou laata may jox sa rek urey ci wàllu woowu ci aj geek conditions yi ndax am na amélioration boobaak léegi ak it ni délégué général doxalee lan ngeen ci gis waaw Alaaji Assane jërëjëf dégg naa bu baax lu suñu kilifa yi wax nga may ma tuuti rek ma nuyu ñaar muy suñu délégué général Alaaji Abdou Aziz Kébé ñu ngi koy nuyu di ko ziar ci kilifteef gi nga xam ne moom moo ko jiitu suñu kaw moom la ko président de la république dénk ñuy nuyu itam mbooloo mi ñu bokk bi nga xam ne man moom laa fi toogal defe naa sax paala xaw ma ndax ci la bokk wala déet Renofis mooy mi nga xam ne moo dajale lu ëpp ci voyagistes yi presque 80% mbooloo moomu man ma yore cellule communication bi urey mi nekk sama première adjointe di ci liggéey bu mucc ayib wax dëgg yàlla mënumaa wax ne amélioré wu na mënumaa wax ne ay ñàkkul ay jafeñ-jafeñ akay dëgg la am na lu avancé waaye jafeñ-jafeñ yu tar laa wax am na ci ndax jafeñ-jafeñ yu tar duwul ne délégué général moo ñu ko teg walla suñu njiitu réew jafeñ-jafeñ yi ma nga commencé ci Arabie Saoudite ñoo am ay coppalin yu bees yu ñu indi ren lu musul am coppalin yu bees yooyu ñu indi nag bokk na ci seen réew ci seen bopp seen buur moo génne loo xam ndigal loo xam ne dañu war a tàmbali teel a tàmbali mbir mi wutal ko date bu muy tàmbali ak date bu muy arrêté te date boobu ren lañ ko commencé appliquer fii ci Sénégal donte yeneen réew yi daan nañ ko def mu nekk benn jafeñ-jafeñ suñu côté ndax xam nga Sénégal ni muy dunde miinuñu loolu ñaareel bi ñoom dañu am ay taxes yu ñu teg lu ñu musul def ko 5% ci lépp loo fay jënd wala loo fay séq ak li nga xam ne moom la ñu doon jële foofu ci logement ci lu ñuy lekk ci lu ñuy naan ci lu mu mënti doon kon xam nga loolu bu amee ci réew jafeñ-jafeñ am na ndax am na juróomi weer ci ginnaaw wala ñeenti weer délégué général demoon na ak ñun ñi waa privé bi man mii bokkoon naa ci ñi demoon ñu dem di waxtaan ak ministre bi waaye ci tënk li mu ñu wax bi ñu ko waxee ak jafe-jafe ak taxi bu ñuy teg koo xam ne juróomi at yi wala mës nga fa dugg benn yoon muy taxi lu tolloog si 2000 riyal mu nekk loolu yëpp nekk na wax dëgg yàlla itam ay jafe-jafe ndax indi na yokkute ci li nga xam ne moom la ñu doon charge yi léegi yéen lu ngeen doon xaar ci état Sénégal xeetu subvention wala mu def intervention ci saoudien yi non xaaruñu loolu ci moom parce que xam nañ leen xam nañu ñoom nan la ñuy dunde ak ñun ñun xam nañ ne ñoom subvention bi kumba am ndey la ak kumba amul ndey donte ne sénégalais yëpp benn lañu mais loolu jiitu na dikku
Abdou Aziz ndax dafay mel ni bu ñu waxee day mel ni lu ñu koy teg la mais ca temps wu Alaaji Rawaan Mbay ba léegi nga xam ne man bokkoon naa ca ña doon ànd ak moom ca la commencé woon ñuy xëccu pour ñu privatiser lii nga xam ne mooy aj gi te wax dëgg yàlla ay la yéwén Alaaji Asan lii ñu ci amakus néew di ko xeeb nag sax amuñu ko woon ndax ca taawu Alaaji Rawaan Mbay musuñoo nangu benn jigéen di organiser mu officiel wala nga bokk ci mission bi sudul santé nga bokk saoudien ko doon bañ déedéet astaghfirullah ndax Alaaji Rawaan moom doon na wax ni saoudien yee ko doon bañ foofu nag wax dëgg yàlla maandu naa ci waaye yàlla dogal bi nga xamee ne yàlla jële na ko fi ak liggéeyam bu rafet nag bu mu doon liggéey parce que moom tamit am na lu mu amélioré am na lu mu indi ci aj gi ndax fekkoon na aj gi foo xam ne góor ak jigéen ñi nekkoon nañ ci jaxasoo boo xam ne da nga doon gis benn ne góor ak jigéen bokk ko ci période aj bu ñu demee mun a góor ak jigéen da ngay teg sa tànk wëlbati ku teg ko ci ku góor koo xam ne xaraam na la ak ku jigéen Alaaji Rawaan am na lu bëri lu mu amélioré mais noonu lay continuer di ñëw waaye wax dëgg yàlla président Abdoulaye Wade bi ko fi yàlla indee bi mu ñëwee nag fa la ñu tàmbalee ñun jigéen ñi ñu commencé ñoo jox ay quota ñu mat ñett wala ñeent di yóbbu mu officiel très bien loolu mooy dem ba yàlla dogal bi nga xamee ne nag président Macky ñëw na ak li nga xam ne moom la indi ci réew mi ci coppali ci liggéey bu am solo ci ni nga xamee ne noonu la bëggee ñu libéraliser aj ji mu commencé ñuy wàññi di wàññi ba daaw ñoom ñu am junni ñun defoon nañ ne sax ren ñoom 2 téeméer la ñuy jox waaye yàlla dogal ñoom it li ñi xam ne moom lañ ñu joxoon daaw ñu defoon ne dañ koy wàññi ñoom dañ koo yokkaat jëlaat 2 junni ak lu teg tuuti defe naa sëñ Xaadim dina ma gën a leeral mën a leeral ci côté boobu loolu nag Alaaji Asan bi mu amee jafeñ-jafeñ am na ndaxte xëj na itam ku bëgg a raxas lu niin il faut que nga bomb ndax liy jëkk a jafeñ-jafeñ bi mooy dañoo fekkoon ñu am ay agrément yoo xam ne ay arrêt ministériel la ñu dindi ko teggi ko ne képp koo xam ne bëgg nga organiser waat aj il faut nga defaat nga wutaat agrément bu bees loolu nag mu ànd ak ay mesures d'accompagnement yoo xam ne da ngay ubbi bureau da ngay wut personnel ak yu bëree yoo xam ne moom la ñu yaakaar ne mooy jubal liggéey bi ñu def loolu ñu nekk ci noonu ñu jekki-jekki waxaat ñu neñu liggéey bi kat jot na cahier de charge am na ñu d'accord ci lépp lu ñu ci mas a sant ñun voyagistes privés yi d'accord nañ ci ak ñoom waaye fii la jeexalee te ma di fa yëkkatee jafeñ-jafeñ bi mooy dafa am li ñuy wax aviation dafa am compagnie boo xam ne dafa nekk Arabie Saoudite ñu koy wax Flynas ñooñu réew moo xam ne sa compagnie aérienne doxul da ngay jël 100% ci ñoom xëy na suñu xarañte ay kilifay réew ñoo dem négocier ba ñu nangu ñoo jox te amuñu compagnie 50%. 50% boobu itam lu ñu d'accordoon la mais ñu dem ba ci biir Alaaji Asan ñuy dox di dox ba yëf yi des lu dul ay semaine ci lu doon ay weer ñu te ba tey amuñu woon compagnie boobu am nag ñoo xam ne ci diggante bi ñoom dem nañu jëli feneen 100% war caa yóbbu seeni pèlerin ndax la ñu jël ci seeni organisation ca hôtel ya te xam nga ne hôtel yi il faut que mu lëkkaloo ak aviation bi ndax da ngay jël sa avion mu ne la tel 7 jours ngay def Médine continuer màkk keneen jël loolu nag fa la juyoo bi tàmbalee très bien waaw maintenant waaw dinañ ci ñëw point par point également ci difficulté yi xam naa bien sûr am na ay jéego laata délégation bi ñu interpellé indi ay leeral ci jafe-jafe yi Adja Fat Bintou junj xam naa comme yéen a bokk liggéey bi waaw man xam naa Alaaji Asan boo ma ko mayee damay dellu siwaat ci sa question principale bi nga posé te délégué général adjoint répondre ci xëy na Alaaji Paala yéene bi rëy rek mu campé décor bi génnee xuloo waaye man damay faral di wax ni nettali xuloo la donc je pense que li ñu amoon ci li ñu waroon a wax semaine bi yëpp nit ñi dégg nañ ñu ñun wax nañu délégation wax na tontuñu kilifa yi dox nañ ci li nga xam ne moom lañ ci waroon a dox toog nañ en tant que ay responsable réglé ko te tamit dafa am loo xam ni nit ñi bu ñu àndee di liggéey bëñ ak làmmiñ ñoo dëkk waaye saa su ne dina ñuy màttante waaye du réeroo sax parce que bi nit ñi toogee aussi nit ñi rendre nañ compte ni ñëpp bëgg a defar moo leen tax a jóg li ci des nag yooyu yëpp ay c'est dans le fonctionnement faju na parce que nag wax dëgg neex yàlla nekkuloon sax nag ay réeroo wax ma li ngay jaayee peut-être ni mu ko expliquer bi ñu toogaatee ku nekk comprendre na li ci sa morom amoon yéene nit ñi dellu si waat te comme que nag dañoo am ay kilifa tamit yu responsable yoo xam ne tey
foog naa ku colonel Moustapha Diong jiite doo dox ci caaxaan doo dox ci yenn yi donc bi ñu toogee ak ñoom yooyu réglé nañ ko mais man damay dellu si waat ci amélioration générale yi nga xam ne moom nga laajte ba xam sentir nañ ne am na ci aj gi man dama gëm ne aj gi processus la boo xam ne dafay dox effectivement amélioration bi ñu gisee changement institutionnel bi am benn amélioration la bi ñu gisee aussi privatisation bi processus bi nit ñi enclenché ko mu nekk loo xam ne dafay dox mu nekk loo xam ne aussi dañ koy évaluer parce que fi mu nekk nii non seulement état bi day évaluer mais privé yi seen biir comme ni ñu ko waxee dañuy évaluante léegi fi mu nekk nii li nit ñi di xëccoo jamono ji man ci li ma sentir mu nekk avancée qualitative bi am si aj gi moo di ni yow xaaratoo ku la càmbar yow yaay ñafe pour di yokk saa su ne ni ngay def léegi man li may wax ni wujje bi ci aj bi wujjee def lu baax la wujje bi mooy dama naan alaaji Paala bu jëlee hôtel bu baax damay ñëw xool gis ne kii kat hôtelam la ma ne kii bu déwénee du ma gën a baax hôtel ma ne kii bu defee jox ay ujaajam ñu lekk naan nekk ci condition yu baax loolu la nit ñi di jëflante te foog naa daaw am na évaluation ngeen baal ma am na évaluation bu ci délégation def ay enquête ci terrain yi dugg nañ ci hôtel yi gis nañu nit ñi donc fi mu nekk nii ku nekk xam nañ kan mooy kan ak kan mooy def lan donc man pour man loolu avancée qualitative la parce que bu ñu fàtte benn affaire gis nga li ñuy def yëpp xëy na ñun ñëpp ñu ngi toog ak moo ñu fi boole mais ñun ñëpp li ñu fi boole mooy ujaaj bi nga xam ni ku nekk ci ñun dafa ñëw taxaw ne ko kaay ma yóbbu la nga dem joxaj sa farata yóbbu boobu ñuy yóbbu ujaaj bi jaamu yàlla la boo xam ne dañ ko siy gunge donc mu di ko def mu nekk loo xam ne man damay faral di wax ni dimension spirituelle boobu nga xam ne tey nit ñi ngi xëccoo pour di ko def parce que léegi li ngay gis mooy koo romb ma nga teg tàntam di formé waate koo romb ma nga teg mini kaabaam di encadré waate loolu avancé la boo xam ne tey délégation mi ngay def mais privé yi ñu ngi koy def koo jël ci 280 et quelques organisations yi mi ngi góorgóorlu ci loolu au quotidien pour di améliorer li nga xam ne mooy offre de service am man dama jàpp ne loolu mooy avancé bu rëy bi nga xam ne moom mooy am beneen avancé bi nga xam ne moom moo am mooy état bi pas-pas bi mu am ci privatiser intégralement service bi privatiser processus de privatisation boobu président Macky Sall engagé woon te des sax ci nag ba tey ci ni loolu la gëm ndawam yi nga xam ne ñooy liggéey ak moom di ko féddali saa su ne wane ne loo xam ne dañ ko gëm la te ñu ngi ciy dox loolu aussi dafa nekk loo xam ne c'est une grande révolution mooy boo demee ba sentir ne service public bu doy ni pèlerinage à la Mecque da ngay xool sa ay ndaw yu nekk ci sa réew nga dénk leen ko taxaw nag teg structure boo xam ne dafay arbitrer loo di ko encadrer di ko càmbar man je pense que loolu dynamique la boo xam ni waruñu ko fragiliser mais dañ ko war renforcer renforcer ko nag mooy ku ci nekk ci ñun de quelque bord où il se situe xar ci tànk tubéyam def de telle sorte que kenn du jéppi sa morom kenn du ne sa morom accam sénégalais bi duñu ci jéppi jërëjëf Adja am na solo ñu vraiment renforcer ak yi ca loolu li koy mayee mooy waxtaan mooy communauté bi ngeen jógtee nii macha allah je pense que su dakkul bien que nag jàmbat mënul ñàkk Thiès gi rek ku la fa yóbbu dina xool ay charge am par rapport ak lam cay génnee donc waxuma laa ku la yóbbu ba màkk waaye lépp bu ñu ko waxtaanee délégué général déglu nga Adja Fat Bintou ci wàllu aj gi wàllu aviation ak yi nga xam ne tëral na ko comme ay tolof lan ngeen ci noppee indi comme jubbanti dëgg la comme dégg nañu li Adja Fat Bintou wax xam nga aj moom fokk nit ñi comprendre ne dafa nekk loo xam ne naka jëkk ñaar ñoo ko seq muy réew mi nga xam ne mooy dalal ojaaj yi ak réew mi nga xam ne mooy yóbbu ojaaj yi muy pèlerin yi réew mi daral ojaaj yi dafa am ay charte yu mu tëral ci ne képp koo xam ne kuy ñëw di aj si faw nga sàmmonte ak loolu ci saw ñëwiin ak saw nekkin loolu bokk na ca comme ni mu ko junjee réew mépp moo xam ne da ngay ñëw foofa 50% du falaay naas rek déedéet 50% ci say pèlerin loolu réew yépp la benn compagnie saoudienne moo leen di yóbbu mën a nekk falaay naas mën a nekk beneen mais na nekk compagnie saoudienne et li ci aman nag mooy at yi wees yépp falaay naas la gouvernement saoudien désigné woon ne moo ñuy yóbbu et bi ñu ñëwee ak délégation bi ñaari at yu njëkk yépp moom la ñuy jëflanteel
yàlla dogalit def ci sutura ba li nga xam ne daan na am ci at yu ñu weesu ci retard buy am ci avion yi wala tey ñoo xam ne tey dañuy avion wala yoo xam ne day ñëw bàyyi fa ay bagages ak yu tolof yooyu nga xam ne moo daan faral di am yàlla def na ba Flynas respecté na planning de vol bi nga xam ne moom la tëralan ci ñaari at yooyu ba ren itam moom la ñu xalaatan ne moom la ñuy àndal ci lii mu wax itam bi nga xamee ne dem nañ ci réunion d'évaluation te autorité saoudienne wax ne kat ay coppat am na ren dañoo bëgg bépp réew buy organiser aj bala ñuy àgg ci le 15 mai lépp loo xam ne waajtaay la wu jëm ci aj gi na yemb ndax dañoo bëgg a am waxtu wu yaatu ba lépp loo xam ne lu ñu war a corriger wala ñu mën koo xoolaat loola it di loo xam ne lu rafet lu baax la loola it ba ñëwee ànd nañ ci ak ñun ba jëlan suñuy matuwaay aman yéenay ñun itam la maanaam 28 février la ñu war a ne ubbi maanaam ngir mën a am temps bu yaatoo ndax dafa woon nañu ne ren ba tey Flynas la ñuy àndal même suñ planning de vol yëpp préparé woon nañ ko pour waajal ko waaye yàlla dogal bi ñu demee ci réunion d'évaluation bi nga xam ne moom la ñu àndan ak moom ci le 17 février boobu biñ àggee lañ ñu bette ne ren kat autorité saoudienne dañoo tànn ñeenti compagnie yoo xam ne tey ñooy yóbbu 50% ci réew yi jullit yëpp ren nag yéen bi ngeen tombeel mooy Nasma muy compagnie boo xam ne bu rëy la bu am doole lool waaye malheureusement amul expérience ci organiser wàllu aj amul expérience itam ci an liggéey ak africains yi rawatina Sénégal yi loolu ba mu amee ñu jël ko mais nag comme notifié wu ñu xanaa sañul bañ la waa déet c'est obligatoire c'est obligatoire léegi waaye teewul nag danañ ci ñëw ci kanam tuuti léegi bi loolu amee comme notifié wuñu ko dañ ñu ko wax rek ministre bi moo ñu ko wax ñu ne nag bala ñu cee mën a wax wala ñu def ci fokk ñu yëgal ko suñuy autorité ñoom saoudien yi bi ñu dellusee nag toog nañu ba le 14 mars ci boppam maanaam xam nga février lañu kenn bi ñu demee ba le 14 nag lañ ñu doog a notifié loolu bi loolu amee ñu daal di waaj pour dem nag pour jéem a fexe nag nu ñu waxtaane ak ñoom bi ñu demee def nañ fa lu mat une semaine wala lu ko ëpp di waxtaan ak ñoom wax leen li nga xam ne it mooy suñuy condition bokk na ca ñun avion bi ñu bëgg avion bu nouvelle génération lay doon bëgguñu avion buy def 20 fukki at ak yooyu avion boo xam ne maximum juróom-ñaari at du ko ëpp avion lay doon boo xam ne day am capacité ñi muy yóbbu ci ay nit day mën a ànd ak seen i bagage dañuy mën a ànd ak seen i bagage bu ñuy dem ak bu ñuy dellu si planning de vol bi nga xam ne gis nañ ne it moo arrangé sunum réew muy ñun la délégation ak voyage privé yi ñu wax ko biñ ca toogee waxtaan ci ab diir ñu gis ne bees gi mbir mi bees si ñoom tax na mënaguñ cee jël ab dogal ñu ne kon nañ leen bàyyee mbir mi ñu dellu cee xóotal seeni waxtaan seet ba xam type d'avion bi ñu wax danañ ko mën a am fu ñu ko jëlee wala déet ñu dellu si bi ñu dellu see ñu wax ne xëy na 5 jours après danañu ñëw fekk si leen ñu toog xam nga nee naa la mois de mars ci boppam la ñu kenn bi ñu toogee foofu toog di xalaat ne xëy na d'ici le 5 xëy na danañu ñëw ñu toog ba le 10 mars lañ door a ñëw bi ñu ñëwee def fi ñaari fan ñuy waxtaan ak ñoom waxtaan wi représentant premier ministre fekkee na ko et représentant ANACIM ak ministère transport aérien ak waa affaires étrangères yi nga xam ne ñooy suñu tutelle bis bu nekk danañ fa yendu ba waxtu bii daanaka wala lu ko gën a guddi mais malheureusement ñooñu bi ñuy ñëw àndaale wuñu woon lenn loo xam ne lu concret ba tax na mënuñu woon a dogal dara ñu delluwaat ne daal léegi li ngeen nu jox noo ngi dellu waxtaanaat ak seeni kilifa xëy na li feek juróomi fan dañ leen tontu
ñu toog lu mat fukki fan tontuwuñu ca biir loolu nag la ñu xamal suñuy kilifa ne leen kat lii buñ ko toppee danañu indil retard boo xam ne dana am ay conséquences yu méttee kilifa yi nag daal di jël seeni matuwaay ci wax ne kon nañu saisir autorité saoudienne ci ñaan leen kat njëgam compagnie bii kat xëy na biñ koy tànn jàppan ne dana mën a déggoo ak ñoom waaye am na ay jafe-jafe ngir ñàkk xam-xam ci organiser aj kon nañ nu delloowaat Falaay Naas biñ doon àndal te mu xam nu xam ko wala boog ñu bàyyi ñu tànn suñu compagnie bopp loola bi ñu ko defee ci ab lettre lañ ko def note de service yónnee ko suñu ambassadeur ba fa nekk muy Cheikh Ahmed Tidiane Sy bu Serigne Abdoul Aziz mu taxaw ca taxawaay bu mat sëkk di ca dox di ca wax waaye ñu toog lu war a mat fukki fan bi loolu amee dara sottiwul léegi nag loolu le président de la République ci boppam décidé ci ne Abdoul Aziz muy délégué général na ànd ak directeur général bu ANACIM ci ñu dem nag sur place te góorgóorlu ba la ñu faa jóge ñu indi lu leer ci biir loolu ci la ñu waajee maanaam dem ci 2 avril bi nga xam ne moom la ñu génne bi ñu demee itam bañ fa toogee ba le 15 avril ci la sunu borom subhanahu dogal parce que Arabie Saoudite itam gannaaw li nu boole ci wàllu islam pays la boo xam ne kóllëre gu yàgg moo jaar sunu diggante ak jëflante wu rafet woo xam ne yàgg nañoo dimbalante ak ñun yàgg nañoo dimbalante ak ñoom ba tax na lépp loo xam ne luñ ñu tànnal te gis ne loolu méngoowut ak ñun danañ am yaakaar ci ne buñ ko xamee danañu wutal li nga xam ne mooy saafara ca loolu effectivement lañ yaakaaran ci ñoom it loolu lañ def bañ leen waxee loolu lañ ne amul benn problème at mii dañ leen may kon ngeen ànd ak Falaay Naas ni ngeen ànd woon ak moom ñu daal di dem négocier bala 15 biñu demee itam yàlla dogal ci même condition yi nga xam ne moom lañ ànde woon ak ñoom loolu yàlla def na ca sutura ba non seulement am nañu maanaa dëppoo ak nañoo ak ñoom ci loolu waaye da caa dolli nag sax comme ni ngeen ko xamee prix bi avion bi li mu doonoon daaw wàcc na maanaa wàcc na lu toll ci boo seetee 20 000 francs wala ëpp na ko ñaar fukki junni ak ñaar non ci billet ci billet bi passager bu ne billet bi maanaam billet bi kenn ku ci nekk bu ñu seetee passager benn bu nekk li nga fayan daaw ak li nga fay ren ñaar fukki junni ak ñaar wàññiku na ci 120 000 110 000 francs am na solo 110 000 francs wàññiku na ci li tax mu wàññiku nag mooy coût dollar bi moo wàcc waaye su leen neexan ñoom comme que coût dollar bi bu wàccee day metti ñu yéegal ko waaye ci biir négociation bi tax na mu wàññi ko wàññi ko bi nag xëy na amul impact ci paquet bi mais li tax amul impact ci paquet bi soxna Fatou Bintou wax na ko parce que mooy taxe yooyu nga xam ne moo am yeneen taxe yi moo tax ñoom mënuñoo wàññi waaw taxe yooyu su fekkee dafa am ba noppi dama defoon dañoo encaissé rek noppi ñoom tamit xaaral ma dem ci téléphone bi jël Oustaz Mor Thiam balaa may ñëwaat ci voyage yi parce que gis naa paale di sàddi kanam nga fa leen mais il faut me dire 120 000 yooyu ou 110 wàññi fan la ko dugal El Hadj maa ngi lay ziar bu baax Thiam maa ngi lay delloo ziar bu baax macha allah. jërëjëf balaa may ñëwaat ak sama voyagiste yi nag doon docteur Khadim ñu wax ci li nga xam ne nag moo gën a tax a jóg nag tukki bi ndax yëfi nag naam business ci la waaye diine ji nees mën a def ba business bi du mëdd diine ji ponk l'islam yi mat surtout ujaaj yi bu nu fa jógee nag nekk nag ay El Hadj bañ a doon rek ni El Hadj Daouda Diouf mi nga xam ni moom ay jamraam eggul. waaw kay jërëjëf El Hadj maa ngi lay nuyuwaat bu baax a baax di nuyu téléspectateurs yi. di nuyu bu baax docteur Khadim di ko siyaare bu baax di nuyu El Hadj Pala ak sama ñaari jigéen yu baax yooyu. muy Adja Fatou Bintou Diop ak Adja Wuraye. maa ngi leen di nuyu di wax ne namm naa leen bu baax a baax macha allah sama ñaari jigéen yooyu tabaarkalla. El Hadj Assane li nga wax dafa am solo gis nga li ñuy waxtaan ni tey jii mooy li ci penc mi. mooy aj bi moo war a nekk actualité penc mi ñu war ko waxtaanee. ndax jullit bi ci lay mottalee juróomi ponkam. aj nag comme ni nga xam ne noonu la ko sunu boroom jàngalee ci suuratul hajj ji dafa wax benn aaya wala ñaari aaya yoo xamante ni bii moo tënk aj moo ginnaaw bi mu waxee ab yonent mu woote ko dafa ñu ñaan pour que ñu organiser ko. am na ci lu nga xamante ni bii biasa bi moo ko yor.
mooy li mu wax ne wa ala kulli baarin yatina min kulli fajjin amiq ak li mu wax yashhadu manaafi'a lahum wa yazkuru ismallah. donc ñetti aspect yooyu bii mooy côté organisationnel bi mooy li aju ci wàllu délégué beeg li aju ci wàllu voyagiste privé yeeg seeni négociation yooyu. loolu mënul ñàkk ci aj. beneen bi nga xamante ne bii mënul ñàkk ci aj mooy njëriñ yi nga xamante ni moo ciy génn mooy business bi kenn ku ci nekk di ci lu mu ci am. beneen bi nga xamante ni moo ci ëpp solo te ñu war ci gën a mën a bàyyi xel mooy ujaaj bi nga xamante ni bii dafay dem liggéey 2 at 3 at fukki at juróom fukki at pour mën a am lu mu mën a dajale pour mën a dem defi farataam. Alaaji Asan bu ñu lijjantee ba nga xamante ni bii voyagiste bi déggoo na ak biasa bi ba ñu mën a yóbbu ujaaj bi dafa am beneen àq bu ujaaj bi am te mooy ñu encadré ko ba mu mën a def li nga xamante ni bii moom mooy farataam. la nga xam ne moom mooy farataam commencé ko ca nañ koy jàngal nan lay armale lan mooy li nga xam ne bu ko defee ci aj dana ko amal njëriñ. li nga xam ne bu ko defee ci aj dana ko gaañ wala mu lor ko wala mu laaj ay daan ci moom. comme noonu nga xamante ni bii noonu la ko ujaaj yi di war a xame loolu dafa nekk looy aspect bu nga xamante ni bii ëpp naa sàggane. gis naa nag délégué général El Hadj Assane ak yeneen voyagistes yi ak yeneen association yi ñu ngi ciy liggéey ci at yi liggéey bu am solo. mais Oustaz benn association. Oustaz pour ñi nga xam ne ñu ngi waajal yoonu tedd bi yan ñooy priorité yi ci aj Màkka gi yan ñooy étape fondamentale yi nga xam ni bu ñàkkee xëy na xel war a tiit. waaw Alaaji moom loolu laa doon junj léegi xam nga yeneen dëkk yi nga xamante ne bii mooy dëkk yi gën a sori. am na benn façon bu ñuy def mooy ut ay centre de formation. di ci former seeni pèlerin ba nga xamante ni bii am na lu mu tuuti danañu am base de données bu rëy nga xamante ni bii bu ñu eggee Màkka. bu ñu gisul seen kii bi sax danañ leen mën la ñu jàng dana leen mën a permettre ñu def seen farata na mu waree. mais xam nga comme Sénégal ni mu organisé woo groupe bu nekk dina am benn oustaz bu mu àndal dina am benn médecin bu mu àndal. muy defar moom ak moom ay conférence di fexe ba ñu xam comme li ma doon junj léegi ne délégué général bi mi ngi koy def. bu ñu ñëwee taxaw di bindu si mu am ku taxaw di leen wax ne bu ngeen eggee nangam ngeen war a def nangam ngeen war a def ak agence yi di dajale ay réunion ak ay conférence ci seen biir yi agence di yee seeni ujaaj ak bu ñu demee ba ca barab ba ñu leen di jàngal bés bu nekk lépp lu ñu war a def ñu informer leen ko ñu defandoo ko ak ñoom loolu ay mbir la mais doon na baax nag nit ki jëkk a jàng diineem laata moo bindu ci pour aji Màkka. su fekkoon ci ne bi nit ki bindoon na jàngoon na diineem laata moo dem aji Màkka dana gën a yomb ci moom xam nga aj li ñu koy tënkee mooy gannaaw armal tawaaf daw Safa ak Marwa taxaw Arafat mais dafa am yeneen yu sew yu nekk ci biir yoo xam ni ay càmbalangal la toog nit ki nekk ci biir toll ca milieu ba ñu mën ko xamal yooyu nag Alaaji Asan mënul ñàkk ñu mën ci di encadrer sénégalais yi man bokk naa ci benn association bu nga xam ñu koy wax aajowoo jàmm Alaaji Asan association boobu day organiser wu ci aj bu nekk day organiser wu ca grande mosquée di dajale nit ñi ujaaj bu ñëw ñu jàngal la naka ngay aje wax la type aj yi am boo ci bëgg dugg nan nga koy pratiquer ba mu lii loolu Alaaji Asan dañ koy def te am na ñeneen ñu koy def Alaaji Asan kon li ma bëgg a wax foofu su fekkoon ci ni mën naa ko tënk mooy bu ñu dugalee problème mu voyagiste yi ak ñuy jël ujaaj yóbbu leen am na aspect bu gën a am solo mooy aspect encadré ujaaj bi ba mu mën a def farataam te loolu ñu mën ko jël rek yóbbu ko Màkk jëlaat ko indiwaat ko Sénégal mais ñu encadré ko ci farataam réer bu mu am mu def farata yi nga tawaaf def Safa ak Marwaam bu amee gàtt ñu gàgganti ko loolu encadrement ba ko war a def loolu dañ ci war a gën a tenir. c'est important ci ginnaaw bi ñu tenir ci xaalis bi incha allah jaasal. jërëjëf El Hadj jërëjëf yàlla fay la yiw am na solo ci encadrement bi parce que aussi du ñëpp a yem li may wax rek benn pomme de terre bu nëb mën a yàq saaku man for naa ujaaj ci waxin mais màgget goo xam ni ca Kaaba ga dafa ne ma démb ca tàkkusaan ce qui veut dire que fa la fanaan ci Kaaba gi xëy di wëndeelu ba ñoo ko yóbbu ci dalam ci li tax mu génnoon ba réer mooy dañ ko fëndi ab diir nee na moo ki moroomam bàyyi leen ci hôtel bu ñu tëdd rek chaque jour ñu ne waa ji leen indi dañoo bëgg a dem ca Kaaba ga ndax nag
ku dégg màkk aussi da ngay am benn curiosité bi ba pare bëgg a dem def say faratay aj bu la dajalee fenn rek xëy na pour sakkanal yi dépense wala amaguma ku leen yóbbu ak yooyu xam naa sëñ Pala bokk ca Adja bokk ca ak Ourey waaye nag yooyu tamit mooy yi nga xam ni war nañ ci gën a insister inspecteurs yi aussi c'est une bonne idée évoqué naa ko fi daaw jéeg ay inspecteurs l'État a le devoir de le faire mu neex voyage yi si mu naqari leen yebal leen ay inspecteurs ñu xool la ñu nekkee ujaaj yi ndax ñu ngi leen jox lekk yu baax ndax teguñu leen ci ay sommier lal yu baax ak ascenseur yoo xam ni non je veux dire voyagistes comme la commission n'est-ce pas Alaaji Pala ci wàllu droit des pèlerins fa la ñuy jeexale sax parce que waxtu wi dab nañu. d'ailleurs defe naa man loolu moo gën a important parce que buñ avant que ñuy nekk voyagiste d'abord pèlerin bi moo tax te bu ñu waxantee dëgg ñun xamante nañ am na ci ñoo xam ne fa ñuy dëkkal pèlerin ak fa ñuy yóbbu pèlerin wax fa dëgg yàlla jaaduwut xeluwut jël pèlerin yóbbu ko à 2 kilomètres yóbbu ko bu gisee kaaba gi 52 degré fan lay dem nga jox ko lekk gu kenn xamul lan la mu am intoxication feebar te ñu ngi suñ biir te xam nañ leen loolu bokk na ci li tax délégation di laaj fiche de produit parce que li tax mu laaj fiche de produit xam na te gis nga dafa am loo xam ne kenn waru ko maslaa aj dafa sérieux te état du Sénégal dafa def beaucoup d'efforts ci aj xam nga tey boo seetee président de la République ñu ngi koy gërëm di ko ñaanal ku sonn ci aj la parce que boo seetee tey visite bi ñuy def ñun fayuñu ko te pourtant dañuy encaisser xaalis c'est subventionné par l'état du Sénégal médecins ya fa nekk ñoo leen di fay garab ya fa nekk ñoo leen di fay service d'hygiène ñoo leen di fay parmi sax jënduñu ko ma dégg ñu naan dañoo jaay ñàkk bi ren xam nga gars yi toujours boo déggee non xam nga ñàkk bi ñuy jaay loolu en fait dañ ko dugal ci biir paquet ji bi léegi mais ku nekk da nga ko daan jënd 4000 francs la bu ñuy jënd pour vax grippe loolu ku ne da nga commencé di jënd dëgg la donc jàpp naa ne état du Sénégal bu jëlee vaccin bi ñuy def fii pour vax grippe la non vax grippe bu 4000 bi ñu dugal ci biir boobu vax grippe du ren moom vaccin bi dañ koo fay ci paquet ji bi Alaaji Assane xaj na ci paquet bi Adja waaw mais du xaj na ci mais dañ ko fay fayuñu ko Alaaji Assane donc waa continuel ñun voyagistes yi il faut que ñu am benn tolérance tuuti xam nga nag il faut que ñu xam nga bénéfice bu dara tojul nag moom mun ta am de loolu du ci dara sax Alaaji c'est bien ok mais nañ ko leeral rek c'est bien Alaaji xam nga aussi oui bu fekkee da nga yaakaar ne ci aj gii si nga war a dajalee li ngay dundee ren ba déwén di nga léger pèlerin bi loolu mënul nekk donc aj gi dafa bari yu bari xam nga man dama ne aj gi dafa laaj ñu parrainage bi ñuy wax nii non aj gi foog ñu def si parrainage parce que dafa bari loo xam ni li ci jaaduwul te ñun ñu xam nañ ko li ci jaaduwul mais au fur et à mesure ñuy dem rek au fur et à mesure ñuy dem waaw yaakaar naa ne wax ko aussi dafay am solo bien sûr bien sûr wax ko dafay am solo xam nga ñàkk a wax li ci nekk maslaa ko yàq lay jur bien sûr te ku bëgg a defar gis nga li sëñ Khadim wax léegi ci avion bi mais du lu ñu xamul woon li may waxaat ne le délégué général keroog ba mu demee fu état bi toll rek woo nañ ñu ñëw toog mu ne fii la toll keroog ba nesma jeexee ci digganteem ak moom ne contrat amul daf ne dem nañu kat nesma mi ñu doon négocier mi ñu Arabie Saoudite joxoon nesma existé tul léegi nag jébbal nañ ko kilifa yi ñu ngi koy jàmbar ci semaine boobu la dem Arabie Saoudite kon informé nañu bi mu dellusee aussi informé nañu. très bien kon donc man jàpp naa ne toujours on a l'info. et tant qu'on a l'info. mën nañoo mooy communication bi ñuy wax am na solo waaw. mais nañu jàppante. nañu dimbalante. surtout nañu harmoniser. ñu bañ a bàyyi aussi ci suñ biir pompiteer bu nëpp. nañ am courage du seppi ko sànni. dindi ko balaa mu yàqal parce que mënuñoo bàyyi. koo xam ne mais boo demee tey en Arabie Saoudite man bu ma fayee ko 3 millions mbaa 3 millions 500 ma dem dëkkal sama pèlerin jël logement boo xam ne 5000 la. man xam naa ay voyagistes yoo xam ne c'est-à-dire mënuñoo romb 3000 kooku day lor pèlerin bi nga fayee ko 3 millions ma fayee ko 3 millions ma dem jël kër 5 millions nga jël kër 3000 ak 2000. loolu la délégation di bañ. képp koo xam ne nag bëgg nga def lu leer. képp koo xam ne bëgg nga def lu baax. mais dañ la laaj sa fiche de produit bi pare laaj la sa contrat. très bien moi je crois que loolu. jërëjëf Alaaji mais ñu insisté surtout ci jàppante bi Adja Fatou Bintou Ourey ci jàppante bi surtout parce que nag Sénégal ñu baal ma ñu ma ko sa jox boo demee Màkka da ngay foog ni ñun rek ñooy ujaaja yeneen xeet yi yeneen réew yi mais teel la wax ju bari ji nag amul ci ñoom de man xaw ma lan moo ñu dal ñun. waaw ñu baal ma de. waaw dëgg la moom xam nga Alaaji Assane aj bi dafa am ay étape dafa am lu ñuy wax étape bu Dakar. étape bu Médine étape bu Makka étape bu Machaïr fële Muqaddasa muy Muna
di Arafat di Musdalifa di jamaraat yi loolu boo gisee rek duwul dara rek yàlla borom bi subhanahu wa taala bi mu ko santaanee rek mu ne wata zawadu daal bi mu ne alhajju ashhurun maalumatun fa man farada fihinna alhajja fala rafasa wala fusuqa wala jidal lu mu ci teg wata zawadu fa inna xayra zadi at taqwa mu ne aj ay weer la yu ñu xam bu leen ci xeex bu leen ci xuloo bu leen ca sëy bu ngeen armalee daal ne nag wut leen yóbbal ñu defee ne dalaan euro wala dollar moom yàlla borom bi subhanahu wa taala moom mi xam lii xew fii xam lii xew ëllëg fekk ñun lépp nañu ci banque yi pour yóbbu mu ne dëgg la de loolu baax na ndax yéen a ngi waaj waaye yóbbal bi gën mooy at taqwa ragal yàlla Alaaji Asan gis nga aj màkk lu doy waar la dëgg la xëy na am na ay poñet am na ay weccet yu ñu ciy wut loolu moom kuy liggéey ku nekk kenn du fecc yàlla naa dee mais il faut que adduna bi xam Sénégal xam ne voyagiste bi ak gouvernement bi nga xam ne ñooy def aj bi balaa dara xew comme jamono jii ñu toll wala weer yu ko weesu ca décembre lépp na ay milliards ndax aj bi ay milliards la du ay millions du ay millions du ay 500 ay boo jëlee 10,800 ñoo xam ne ñu nekk fay nañu lu jege 2,600,000 ba 3 millions soo ko dajalee ay milliards la loolu yëpp nag dañ koy lijjanti fii ci banque yi ci joxe ay kayitu kër ñun jigéen ñu joxe suñu ay boîte à bijoux joxe suñu ay natt dem wuti kër fay wuti machairiya tente yaag yëpp nga fay transport bi nga fay bloqué ay 16 ci aviation bi moo xam ci vol régulier yi ngay jël wala vol bi nga xam ne moom la gouvernement bi joxe ne il faut que ñu jël ci 50% nga fay blocage de siège fay ay tranche loolu yëpp bi nga ko fayee mu nekk presque nga naan dugal naa 2 millions et quelques amagoo benn pèlerin ca ngay commencé nag di wut pèlerin loolu nag dafa nekk ay jafeñ-jafeñ yoo xam ne ci teel a jóg bii ñu Arabie Saoudite sant leen sax baax na ci ñun pour que bala ñoo egg foofu ñu mën a liggéey ak banque yi def ko ba pare ñu amaat Sénégal amaat benn banque boo xam ne toujours nee nañu bu ñu defee appel d'offre bi moo koy gagné muy banque islamique kon amul benn xëccoo foofu bu muy def moom mooy teg li nga xam ne moo lay teg lu mën a teg lu mën a tegoo itam samaan wa taa rek nii nga naan waaw te teg yi nag Alaaji Asan bëgg naa émission bi comme xat na mais laajaat na deuxième fois wala beneen ñu dellu si waat may ma rek baal ma tuuti rek ci sama kilifa docteur Khadim Sylla tey damay rus sax parce que bëgguma woon jàkkaarloog moom dama bëggoon ñu yebalal ma imam Ousmane Sow wala ñoom Abdou kii Aziz Mbaye bu ko defee nga toj boobu ba ñooñu sama càmmeñ yooyu ma ci yëg ñoom mais sama càmmeñ sama sëriñ dama koy rus lool ndax moom dafa baax te yow mais wax na sànq lu am solo ci ñoom bi nga xamee ne ñu ngi discuter aviation bi xanaa ñoom 2000 lañ ciy yóbbu ñun ñu war a yóbbu juróomi 5000 et quelque 10 000 doono 10 000 bi sax dañ koo xaaj ndax 50% may nañ la nga jël fu la neex ci yeneen compagnie mais obligatoirement 50% bi muy lim nañ ñu fekkee négociation ba ak lañ doon lijjanti ndax tudd nañ ñu ci limuñu voyagé si waaw ñun bokkuñu ci ñun daal dañoo war a toog ba lépp sotti ba ñu yekk añ bi ba añ ba pare rek ku am sa xooñ sarax ñu ku am sa muccaat jox ñu ndax loolu tamit yombalul liggéey bi foofu ñu bëgg beneen yoon koo dem ba yore nga dénk ko lu mat 80% ci li nga xam ne mooy aj bi te yi tamit ñu koy gërëme suñu gouvernement Sénégal ndax bu leen neexoon ñu nangu yëpp nañu toog leen ngeen di dem ni ñëpp di demee wala ñuy def nañ doon def di forantu mais ñoom ñoo ñu ko autorisé jox ñu ay agrément jox ñu ay quota kon nag soo mayee bopp ba pare joxee bopp sa Alaaji Asan doo rocc ci làmmiñ te ñun suñu digganteeg ñoom ñooy kilifa gi subvention bi nga xam ne moom la état bi di joxe ci vaccin yi paala foofu ma leeral fa tuuti rek du vax grippe bi ba tey dañ koy jënd ci vaccin yi nga xam ne moom lañ ñu doon may at mu jot ren dañ ñu koo fayeeku loolu dañ koo sërëxal ci biir te waxuñu ñu ko li ngay wax nag ne du nit ñi bañu ñoo joxe fiche de produit bi bañu ñu ko de dañ koo joxe ba pare délégué na leen lii ngeen ma jox am na ci du ñëpp itam am na ci ñoo xam ne méngoowul ak prix yañ ma jox wala am na lu des ndax niñ ko def dañ koo yaatal rek comme tey nga ne hôtel nangam def gros kii yi rek te waxoo li nekk ci biir dama bëgg delloo leen ko ngeen détaillé ko ñu ne ko naka la mu def benn fiche jox ñu fiche boobu muñ jox nag foofu moo am réeroo bu am diggante privé yi ak délégation te toog nañu ñu ngi ciy waxtaan mais sotteegul parce que bi ñu demee affaires étrangères
ministre bi ci boppam moo yónnee wooñu ñu dem toog ak moom ndax ba ñu defee conférence de presse te Alaaji Assane conférence de presse boobu tëbuñu rek def ko luñ ñu tegoon rek dañu naan waaw mais xam nga dara itam boo ko dee jël di ko bës ba mu sës si miir bi bu yàggee dina fëggatu moo tax ñu fëggatu def conférence de presse boobu bi ñu defee délégué ci boppam moom it delloowaat ñu bal bi bi mu ñu delloowaat bal bi heureusement bi ñu amee ay kilifa yu mel ni ministre affaires étrangères toll sa bitim réew gis ne réewam lii mu ngi jëm te fi mu jëm xeeñul neex mu yebal njabootam ñu wooñu ñu toog waxtaan ak ñoom mu ne ñu nag yëf yi seen Abdou Aziz Kébé mii seen avocat la dellu leen ci moom ngeen waxtaan alhamdulillahi rabbil alamin comme ni ko Uray waxe ñu delluwaat ci moom waxtaan ak moom ñu ngi ci yoon bi donte ne egguñu ci cëppaandaw bi mais 80% ci déggoo am na ci ñu ko ciy gërëm bu baax a baax a baax macha allah loolu baax na Adja léegi Adja Uray rapidement rek très bien baax na et puis nag yëf yi dox na waaye agence yi voyage bi dox na waaye agence yi bari na yu gisuma kenn ku tëj macha allah gis naa ni daal bari na foo romb agence de voyage la rek ah déedéet am na mbir de am na lu ci ne xam naa duñ ko wax ci télé rek Uray affaire yi am na lu ci ne de Alaaji Assane daal mel ni coono ga ca Màkka rek chaque année ñu sonn waaye chaque année ñu dellu loolu la rek wala kii promoteur yi Gaston Mbengue ne woon na fi bàyyi na waaye dellu soir na affaire bi nattu la rek lu la yàlla nattoo moom présidentiel rek lu la yàlla nattoo rek politique rek ko dugalaat ci lamb ji Gaston Mbengue la ñu nattoo waaw masaani ko xeer bari na histoire lool mënuñoo def leneen donc loolu la man en fait bon li may wax rek de manière générale parce que man damay course contre la montre te dafa am loo xam ne fu nekkee dafa mooy dernière intervention man lii may wax nag balaa ñoo parce que non c'est que xam nga yow moom dafa beral délégué général nag moom fi mu nekk nii waaw xam nga nag ñoom comme ñoom lañ parce que da doon leeral mais c'est bien mu wane ni processus bi dafa jël temps moo tax xëy na retard bi am mais li may préciser rek mooy ci tënk li ñu war a jàpp rek mooy nañu sant yàlla benn affaire nit ñi lépp lu ñu waxtaanee rek comme ni mu wax cahier de charge moo tënk nit ñi waaye nit ñi tamit nangu nañ ne cahier de charge loo xam ne la it délégué si boppam reconnaître na ni am na fu nit di toll bu situation amee mën nañ ko étudier au cas par cas tey ñi nga xam ne peut-être seen bopp ubbu na date yi ñu leen jox correspondrul ak hôtel yi nga xam ne moom la ñu am bu ñu ñëwee toog ak ñoom mën nañ koo waxtaanee te loolu tamit man dama jàpp ne Sénégal waxtaan mooy defar yëf yi waxtaan mooy defar yëf yi ñoom lañ jàpp ni ñoom ñoo ñu jaboote ñun ñu jàpp ni ñoom ñooy suñu ay kilifa nañu yaatal affaire bi ku nekk tamit jàpp ni kii kat sa doom la yërëm ko yërëmande gi ci war kii jàpp ni sa kilifa la jox ko cër bi ci war bu ko defee ñu ànd mais man li ma bëgg a wax Alaaji Assane mooy li ma inquiété mooy li rëy ci affaire bi mooy réforme bi am ci changement de date bi tey du mooy le 10 tey la ñu waroon a arrêté délégué général su ma juumul ñu ñaan ñu yokkalaat ñu ci juróomi fan te Alaaji Assane ba tey sénégalais yi am na ñoo xam ne jàpp nañ ne aj gi tàmbaleegul loolu mooy tey situation bi nga xam ne man pour man état bi fi mu nekk nii dafa waroon a ñëw ci télé yëpp ak rajo yëpp fay ci li nga xam ne mooy wàllam ne sensibiliser sénégalais yi ne leen ren kat ku bëgg a aji teel a la jóg ndaxte loolu man pour man dañ war a envahir service commercial yi ñoom état dugg ci wax ak nit ñi parce que tout simplement nag lii jot na te nit ñee ngi toog mais nit ñi tam xam nga muy aj Makka ak bindu ci élection yeeg dernier moment rek la ñëw dernier moment tey la preuve da ngay gis ñoo xam ne dañoo jóg ñëw fële foog ne tey ubbi na sax fekk na tey férié la donc loolu aussi ñu ciy wax nit ñi mais may wax toujours ci li nga wax rek man li ma gëm mooy nit ñi dañu ànd ci loo xam ne damay dellu si di ko wax te di ko féddaliwaat dañoo ànd di jaamu yàlla dañoo ànd di jaamu yàlla nag balaa ñoo ragal kenn balaa ñoo ragal délégué balaa ñoo ragal électeur bi balaa ñoo ragal kenn nañu ragal yàlla mi nga xam ne moo ñu tiim ki nga xam ne yow yaay kilifa gi toog sa bureau ak voyagiste bi toog ànd ak njabootam na ragal yàlla parce que loolu mooy mën a tax nit ki nga jël muy sa nawle bàyyi ñëpp ñëw fekk si la romb buntu kër yëpp ñëw sa buntu agence ne la damaa bëgg a ànd ak yow Màkka li nga waxante ak moom te sax nag léegi privé yi koo gis day def contrat ak voyagiste bi man damay wax sénégalais yi balaa ngeen a dem ci kenn def leen contrat ak moom boo xam ne comme tey ñun niñ koy digale parce que ñun ci biir Renofis dañ ne képp ku ñëw na nga def contrat ak pèlerin bi nga ne ko lii moo la war lii moo la war lii moo la war temps laa la koy jaayee waaye man tamit lii moo ma war lii moo ma war lii moo ma war ngeen signé ko ba bu ëllëgee ku ci wàcc yoon ngeen dem boole ci kilifa yi am ngeen ci sañ-sañ dëgg la bu ko defee nit ñi àtte man pour man loolu bu ñu ko defee day ñun ñooy assainiral suñu bopp secteur bi nit ki aussi
da ngay ragal péete day xañ a wërsëg waaye nit tamit parloo bu mu la tee wax dëgg wax dëgg bi mooy ñun ñoo mën a defar aju Sénégal ñun ñoo mën a defar aju Sénégal nag ñun ñoo mën a xool li nga xam ne moom moo koy doxal ñu taxaw ci ñun ñoo mën a xool li nga xam ne moo koy yàq ñu ñu xeex ak loolu ba mu mën a dey mais daal lépp rek nañ ko def ci biir waxtaan ak respectante ak jàpp ni tamit affaire bi du ay diw moo ànd ak man diw àndat ak man ñëpp Sénégal la ñu àndal ñun ñëpp ay jullit ñun ñëpp defar moo ñu tax a jóg te yal nañu yàlla jàppale ba ñu jàpp ni lii am ren nit ñi dem si jàmm dellu si jàmm mën a évaluer lu rafet te xam ni nit ñee ngi ci yoon bi ñuy sant ñëpp di gërëm ñëpp am na solo surtout règle commerciale c'est-à-dire aussi bu fekkee ne yóbbu nga nit ci anam yu bon mais kooku sa bopp nga yàqal dëgg la Sénégal yi dañ koy waxante di dañ koy jékki-jékki rek waaw toog sa agence doo gis kenn donc benn client bu daw yóbbaale fukk ak ñaar muy fukk ak ñett sa bopp nga koy def waaye nañuy waxtaan parce que mbir aussi duñ ko bokk gis ne amélioration mu ngi am ñu bëgg di waxtaan ak xuloo ba yàq ko te nag wax dëgg yàlla kuy waxal yàlla man délégation demaluñ ma fenn boolewuñ ma ca yóbbuñ ma mag mais da ngay gis ni nen a ngi y a beaucoup d'amélioration par rapport ak aj màkk yi fi jaar ak jafe-jafe yi ñu daa dund wax ji kay mooy léegi nañ jéem a jëm ci kanam pourquoi les gens ont peur de le dire Sénégal nit ñi léegi am na benn terrorisme intellectuel bu fi am ba bërki dem moo jaay laa damay génn gaam Adja Marième Faye Sall nee nañu wax na ba njàng mi jàmm del si mais ñëpp a ngi ragal gërëm ko ci rajo ak télé yi parce que bañ ko leen ngaañ alors que vraiment c'est un ballon dégonflé mais on devait la remercier et passer à autre chose il faut que les gens aient ce courage là bu ñu nangu kenn di leen terroriser lu baax a ngi fi naka la ñuy def ba yokk mooy wax ji mais ñaanul yàlla dellu ci la woon démb n'est-ce pas dëgg la maa ngi sant bu baax soxna yi ci xalaat wax ju rafet yi waaye di dellu si rek ci waxtaan ak déggoo ndax émission bi dafa xat sax waaye jéego yu rëy rëy yi nga xam ne délégation bi dox na ko surtout ci wàllu boobu buy tabax une communauté di pèlerinage ci loola daf ko matérialiser ci anam yu bari créé na benn kuréel bu muy tuddee conseil consultatif boo xam ne ay borom yi xam-xam ci voyage privé yi la tànn ci lépp loo xam ne lu mu war a def toog ci ak ñoom waxtaan ci ak ñoom ba ñu jox ko ci seeni xalaat ubbil leen bunt itam ci lépp loo xam ne lu ñu gis ci loo xam ne tey ay xalaat la yu rafet yuy doxal mbir mi nañu ñëw wax ko loolu sax moo tax bi nga xamee ne tey ci lii Alaaji Palla ak soxna si doon wax muy sunu jigéen bu baax bi di soxna Faat Bintu muy ci li ñu doon demandé ci ñoom loolu du lu yees non seulement mi ngi ci cahier de charge bi waaye daaw avant ñuy dem dañ leen a dajale ñoom ñëpp ba ñu ñëw ñu laaj leen kenn ku ci nekk maanaam lan ngay jaayee sa billet fan ngay dalal nit ñi muy détail yooyu bu doon laaj lépp dañ leen ko laaj ñu wax ko ñu taxawal commission boo xam ne bi mu demee sur place et honorable député délégué général associé Ousmane Doy moo ko jiite kenn ku nekk ñu fekk la fa nga nekk xool ba xam ndax li nga waxan méngoo na wala déet et c'est très normal boo gisee mu xaw a doy waar ci sortie bi ñu xaw cee amuk jaaxle mooy dañ leen a wax ne ñun ak yéen du ñu ay adversaire lépp loo xam ne dañ ko yëkkati te wax ko te ngeen jàpp ne jaaduwul au lieu ngeen di dem ci rajo yi wala ngeen di dem ci télévision yi ñëw leen toog ak ñun ubbil nañ leen buntub toog ak ñun mais bu ngeen toogee ak Adja de émission am la yor de bu Adja émission am la yor bu ngeen toogee ak ñun waxtaan ak ñun nag te ak déggoo amut su leen neexee ngeen dem mais lu ñu xaw a jaaxal waaw mooy balaa ñuy jàmbat nañ waxtaan ak yéen mooy dañ leen a ubbil buntu waxtaan ci lépp loo xam ne lu ñu andi te maanaam gisewu leen ko ni ñu ko andee mais nag docteur quand même ci loo xam ne problème aviation quand même Fatou Bintou wax na dëgg Adja bu fekkee ni ñoom ñoo yóbbul ëpp ci pèlerin yi bu changement amee compagnie war nañ leen boole ci waxtaan wa ca jël benn foofu gis naa ne xam nga loolu ni déedéet loolu ni biir bi situation bi demee waaye xam nañ ne daaw bi nga xamee ne dëgg la ñañ fa woo ñëpp ay représentant wu état la ndax nag état moom la ñu dénk liggéey bi loolu dafa nekkat waxtaan woo xam ne waxtaan dañoo jàpp rek ne comme délégation bi ci seen bopp moo jaboote niveau boobu mu toog ci niveau boobu la ñu toogee woon di waxtaan ne téewul daaw bi ñu waxtaanee ba àggal ngeen rendre compte dañ leen a woo daaw bi ñu waxtaanee ba àggal dañoo ne kat waaye surtout privé yi il faut ñoom it ñu ñëw joxe seen i xalaat ak seen i doléance ñu may leen daaw ñu ñëw toog ak falaynaas ñoom it wax li nga xam ne moom la ñu bëgg ñun dañoo baaxoo rek bu ñu comme dañoo yàlla dogal dañoo dénk lii
lépp loo xam ne te loolu waxtaanu njëlbeen la woon. ndax bu ñu waxtaanee ba àggal dañuy daje ak ñoom rendre leen compte lépp loo xam ne luñ ca xalaat ba lu ñuy finaliser. ñu man leen ko wax. nde du caagee ni ñàkk leen caa boole. wala léegi waaye li am solo daal li ma jàpp mooy. buntu waxtaan bi nga xam ne daal ubbil nañ leen ko. très bien wax dëgg yàlla su jeex na tàkk dinañ ko continuer lépp lu ñuy def rek. ñu bañ a dem ci rajo ak télé yi. déedéet waaw dañ ñëw ci yéen waaw baal ma dem comité consultatif bi nag yaatal leen ko ndax ñun Renofis officiellement nekkuñu. ndax dafa am loo xam ne ñun dañ leen koo defal loo xam ne. Alaaji Asan fokk jëw ci parce que pour bañ ñoom ñuy dem ci bitti di attewoo contentieux yu am ci seen biir dañoo créé benn commission ci suñu biir boo xam ne ne leen bu ngeen amee ay réeroo ci seen biir au lieu ngeen di ko yóbbu fa mbaxana nekk benn léegi taxawal nañ kuréel goo xam ne nun danañu ñëw pour fexe ba defaroo am seen diggante ci seen biir diggante daaw ak ren mën nañoo wax lu mat 36 contentieux ak conflit interne yoo xam ne am na ci seen biir yoo xam ne suñ ko bàyyee woon mu jur lu baree bari loolu kay sutura la dijjanti ko macha allah kuréel googu mi ngi dox macha allah loolu lépp nag jàpp macha allah naa ñu dem loolu la kilifa Senelec gi doon wax sénégalais yi bu courant coupé woo leen réparateurs yi Senelec ñëw defar ko dañuy woo rajo RFM RFM amul kenn ku fa mën a réparer ku biir courant il faut d'abord ngeen dem à la source ba pare asalaamaaleykum asalaamaaleykum sëñ Cheikh Tidiane Samb lañ ma wax ne mu ngi téléphone bi. waaleykum salaam. sëñ Cheikh maa ngi lay ziar yow tam ci voyage yi nga bokk maa ngi lay ziar. Samb jërëjëf. sëñ Cheikh déplacé wu tuuti réseau bi naqari na de. man maa ngi kontaan bu baax ci boole gi ma boole ci waxtaan wi. jërëjëf Samb. di leen nuyu bu baax di nuyu bu baax docteur Khadim Sylla délégué général adjoint. di nuyu bu baax suma grand suma xarit Hadj Pala Mbengue. jërëjëf waaye nag di beral nuyoo spécial. sama ñaari naataango yooyu toog nga xam ni Adja Fatou Binetou Diop. suma bàyyi la suma xarit la mais Adja Oudé Thiampere la aussi suma collaboratrice la. communication yi nga xam ne ci wàllu Renofis la. nga xam ne moom la seen 285 organisation privée yi. ñuy gis bu baax seen bopp ci liggéey bi ñuy jëmal kanam. jërëjëf. alors yow sax ak nag wax dëgg yàlla parce que yaa ngi àndal ñu yoon Makka lu bari fekk nga ko ci Makka gis nga ko kon damay sant yàlla. mais maa ngi seetlu depuis le 5 mars 2018 ci plateforme bi nga xam ni délégation générale teg nañ ko ci Liberté 6. ay xarit moom mooy ñu teg pale rek moo dañu mujjee ñibbi. kon lépp foofu rek te la lu mu dund la lu mu ànd ak ñun la ci wàllu collaboration. bu sérieuse. beneen bi ñu ngi wax mbirum aéroport di wax avion Flynas. mais nañ bàyyi xel ñu tamit suñu aéroport dafa tuxu jóge fii ci Léopold Senghor dem ca Blaise Diagne. AIBD yooyu. loolu tamit ay mesures de confinement yi muy laaj ay la yeneen dina jaaduma rassurer mbokk voyage privé doonte xam nañ ko. ni El Hadj Abdoulaye Kébé mosul dem aéroport te boolewuñu ci visite ba ñu ànd ak moom dem di nas di nokki di xool ak seetlu yan décision la ñu war a jël pour ak di mën a jaar yoon ci 2018. yan mesure d'accompagnement ngay junj noonu mbaa da ngeen bëgg ku leen paasal seeni ujaaj yóbbu ba fële ca déedéet waxoon ma foofu dama ni aéroport bu bees la c'est réglé d'accord alors pour dañoo bëgg wax fii sëñ Cheikh askan wi nga xam ne dañ ci am wàllu ndax way réseau bi yàq na waxtaan wi nga déplacé wu réseau bi dafay xaw a yàq waxtaan wi aslëf sëñ Cheikh waaw le temps que Cheikh di dugg. loolu bi ñu gisee ni changement aéroport am na bi ñu gisee ni changement aéroport am na. waaw ci biir Renofis dañoo am commission transport. comme bi ñu gisee woon problème mu mun na bi am. fayal ay nit billet ne leen nañu dem négocier ji. ak ay traiteurs indi leen ci délégation ñu signal ñu pour waa Sénégal régler problème boobu. ci noonu it lañ taxawee ne suñu commission transport nañu dem déjà anticiper. waxtaan ak képp koo xam ne dafa yore ay bus. pour ñu organiser que ba nga xam ne privé yi ñoom ñooy jël seeni pèlerin yóbbu leen ca aéroport Léopold Sédar kii Blaise Diagne bu ko defee problème boobu moom voilà loolu tam c'est important bu ñu bàyyee ku ne jaar sa yoonu bopp dina bari tardé bu ko defee nit ñi desati fa ca hangar yo di kaas ak yooyu waaw macha allah c'est important sëñ Cheikh Alaaji Assane waaw xanaa Mbuur nga ne déedéet maa ngi nii Dakar waaye damay seedeel ni Adja Thiam li wax dëgg la li ma ci bëgg a leeral mooy délégué général. oui. saa yu ko aéroport invité pour ñu ñëw xool ak staff bi mu àndal. ci saa si dana consulter maanaam ñi nga xam ne ñooy kuréelu privé yi. waaw pour ñu ànd ak moom ci liggéey boobu di xoolandoo di gisandoo. ngir fas yéene yëkkatandoo ak tegandoo.
mais dinaa la seedeel ni la aussi wax dëgg yàlla cahier de charge boobu nga xam ne mu luy ay di jàmbat. day bañ ñett day bañ yàkkamti ak bëgg ak ñaaw njort. te côté bu mu jógee nag. dëgg la waaye cahier de charge boobu tamit day bëgg ñu ànd ci dëgg te yàlla tax. wax naa ko ci réunion bi ñu mujjee des barki démb ak délégué général mu ubbil ñu ay buntam man ko daal nga ubbi ay bunt waaye tey fam nga ci boole ay palanteer ak ay porox ndool loolu mooy. jàpp naa ni privé yi ak délégation générale ak gouvernement bi ak askan yu ñu bëgg leen rek la mooy aju Makka jaar yoon. te incha allahu taala loolu dañuy am yéene mu am ndam loolu. incha allah ndam loolu nag pour ñu am ko dañuy topp ci ginnaaw rek délégation générale ànd ak moom harmoniser ak moom di waxtaan ak moom ndax moom ku ubbeeku la ci wàllu waxtaan. dëgg la. ñun waaye voyage privé nag Adja Sophie Diong day faral bu ko fam day faral di wax nii. ak ñu mel ni ñoom day faral di wax nii lii nga xam ne mooy dépassement de quota nañ koy moytu parce que jéey ju bari moo koy indi ci réew mi. dëgg la ku nekk lañ la may nang ci yem. beneen bi ci des day faral di wax nii. li nga xam mooy spéculation nañ ko moytu waaye ñun jàpp naa ne ñu privé suñu der dafa rafet dem tey soog a ñëw. li ñu bëgg rek mooy gën a yee askan bi préparer leen psychologiquement ba ñu dalal seen xel xaaxaat sëñ Xaadim Sele moomu toog nga xam ne tey délégation la fa toogee. suñu kilifa la te mi ngi rafetal li muy def ci turu El Hadj Abdoulaye Aziz Sy ak ñi ñu ko àndal. Paalam Mbengue aussi il est incontournable dans ce combat mais sama ñaari jigéen ñooñu. dama leen defal mention spéciale defal ko remercier ak kofam ak kuréel yi nga xam ñoo nekk ci wàllu privé bi yëpp. jërëjëf di sant ñëpp di gërëm ñëpp parce que aj Makka ñoo ko bokk. dëgg la yéen yow El Hadj Assane yow moomu ak El Hadj Mor Thiam kenn moo leen génn ci aj Makka parce que ay Sénégalais ngeen. ay taskatu xibaar nga ak religieux. mais yéen a ngi liggéey liggéey bu rafet. jërëjëf Samb jërëjëf li may mujjee rek mooy depuis le 5 mars ba léegi. boo ñëwee ci plateforme bi la commission religieuse. dañuy def ay conférence Jabel Kouyaté. Abdou Aziz ni ko fexeel ba bu kenn xamee pèlerin bi dem ci. privé bi ak ci état mais bien sûr. bien sûr état ñëpp la njaboote way yàlla yàlla defal ñëpp jàmm. amiin Abdou Aziz 12000. oui Amine Cheikh Tidiane Samb moom it bokk ci voyage yi ni mu ko waxee ëpp na ràññeet les privés ou public moom ñëpp ay doomu Sénégal lañu état moo njaboote ñëpp te je pense que même sur le terrain complicité war na mun a def que agence yi bokkul sax ku sa pèlerin réer wala dara ay jokkalante di am sénégalais yi ñoom fu ñu nekk di jàppalante wax dëgg yàlla moom suñuy wax a bari rek bu ñu wàññi woon wax ji rek mais xol yi moom macha allah nit ñi foo seen sénégalais da nga koy bëgg a forward na kon amul affaire du concurrence waaw solidarité moo war solidarité bi dafa am foo xam ne Alaaji Assane solidarité bi daf ci am benn point boo xam ne ci suñu diggante ak voyage ci privé yi mi ngi gën a manifesté wu dëgg-dëgg ci bi nga xamee dañoo réduire quota muy encadreur yi jële ko ci maanaam 150 indi ko ci 20 encadreur ndax it nag bi ñu ñëw fekk nañ fi ay milliards waxuma benn milliard de ay milliards ci ay det ci ay bor missionnaire yi waaw missionnaire ña gars yi daal ministère bu dee am quota waaw léegi bu ñu demee Màkka tekki seen i baj di wër léegi nag loolee taxat na te ñooñee nga xam ne mooy lu mat 150 yooyu nga xam ne ñoo daan dem te boo ko seetee 50 yi képp xëy ni ñoo ci nekk ay missionnaire léegi ñi ci des ñëpp loola biñ ñëwee président jël volonté politique yi boo xam ne ca la ko wàññi muy 20%. loola mais 20% yi yoo xam ne maanaam 20 missionnaire mais 20 de qualité waaw de qualité waaw moo ëpp 200 yoo xam ne tabaarkalla comme ni ko alxuraan dexe waaye nag loola waaye su ci privé yi jàppalante ci bu baax ndax encadre maanaam commission médicale bi nekk na loo xam ne xaw na jafe ndax loo xam ne daanañ am lu mat ay 50 wala 25 médecins bu ñu demee ba la ñuy am di 5 rek dafay xaw a doy waar waaye rek ci biir jàppaloo gi nga xam ne jàppaloo nañ ko non 5 médecins nag doyul de waaw loolu nag laa la wax 5 nag déedéet loolu laa dama wax liggéey yokk nañ ko sax ba daaw ñu yokk maanaam wér-gu-yaram dafa am solo ci aj parce que bu sooxee rek dootoo matal benn ponk de mais nag ci biir liggéey bi nga xam ne ci ànd ak jàppoo gi nga xam ne les voyages privés ànd nañ ko ak délégation bi ci la ñu taxawal benn maanaam plateforme médicale boo xam ne tey amul médecin bii voyage privé donc médecin yëpp lënkaloo dañoo ànd lënkaloo très bien taxawal benn hôpital boo xam ne ci biir délégation bi ñoom voyage privé yi ak ñi yóbbu ñëpp itam kenn ku ci nekk ku war a ñëw ay garde da ngay ñëw mu nekk loo xam ne indil na njariñ lu rëy parce que Adja Fatou Bintou daan yóbbu benn médecin boo xam ne ci leen lay spécialisé wu mais léeg-léeg bu benn feebar manifesté woo ci biir kéem te kii amul capacité man koo faj léegi dañ koy mujj yóbbu ci hôpitalu naar yi parce que bu demee ci Adja Oray mën na ne
kooku mën na ko ne kat man kat maa ko indi yemal ci man te loolu dafa xaw na dàqonte sax ak liggéeyu médecin ndax ñoom fépp fu ñu gis feebar dañu war a intervenir léegi nag bi ñu defee loolu tey Adja Faj Bintu tey 50 médecins yii dem te voyage ci privé yu yóbbu leen ci misaal wala agent yi dafay bénéficier wu ci ñëpp loolay di liggéey boo xam ne bu am solo boo xam ne mutualisation la solidarité c'est important la boo xam ne bu am ci seen biir jërëjëf El Hadj wax dëgg yàlla il faut ñu yëkkati jotaay gi foofu fii Xaadim daanele dina am problème ak direction des waaw programmes xam naa dinañu baal tey bu ndaw rek la xam nga tey mu ngi wax ne 20 yi nga xam ne bi ñu réduire 20 la ñuy yóbbu 20 missionnaires yooyu Sénégal yëpp a ngi ñaan ñii aji defe naa mun nañu wax ne 70% ay jigéen lañu kon yokk nañ sax weey ba dolli nañ ci 15 mu nekk 35 léegi. waaw ndax da nga bëgg ay maanaam jigéen commission bokk médicale waaw damay ñaan commission médicale bi ci boppam comme ni nga ko waxee. ñoo ñaanan ci conseil interministériel bi ne daal vraiment solidarité fi sax am na. ba dëgg la amul benn liñ koy réduire lépp taxul mu feeñ dëgg-dëgg waaye tiiwut nag. buñ ko dollee. dana baax lool ba dolli woon ci 15. foofu sëñ Khadim. damay ñaan délégué. ci tànnif boobu ngay tàmm bu fekkee ne moom mooy tànn mu boole ci ay jigéen. ndax dafa am ci bërëb yoo xam ne màkka la ëpp ca kii ba nga xam ne moo bokk ci arkaan yi fu ñuy bërëb yoo xam ne dañ fay dem te góor du fa mën a yegg jigéen rek la nañ ci bàyyi xel benn ñaar ñuy ñaan itam président de la république xam naa ñàkkul sa émission bu am solo bi xam naa mun na am du seetaan sama bos waaye bi wóor na ma ne dina ko seetaan man sama bos xam naa Marème Faye Sall moo koy seetaan waaye may wax ne Khadim macha allah mën na liggéey li muy liggéey mais ñu ngi ñaan ñun tamit jigéen ñi bu jëlatee délégué bu góor ñetti délégué adjoint yëpp nekk góor parité bi nag naka si doxal ba itam ñu jël jigéen ñi ñam ndaxte ñu mel ni ñoom Adja Awa Xumaa ngi fi ñu mel ni macha allah ñoom Jamilatu ñi nga xam ne bi yëpp yi dee benn ñoom Adja Jóor li ñu liggéey ci aj bi wax dëgg yàlla tey gouvernement Arabie Saoudite ñu na ànd waa déedéet dama bëgg rek conseil consultatif bi nag am nañ ci Renofis mi nga xam ne moo jiite lu ëpp ci organisation yi te officiellement nag bokk ci def ay non da ngeen a jël ay membre rek mais voilà xam nga consultation nag moom mais Alaaji Assane ki nga xam ne moom la la xelam xanaa doo def comité consultatif te boole woo ko ci dañ leen koo ñaan léegi dañ leen koo ñaan dañ leen koo ñaan mais Adja délégué dañ leen koo nañ ñaan ay am na ay li ëpp ci membre yi conseil consultatif waa dañ ne yëpp officiellement ay membre lañ ci Renofis waa d'accord léegi xam nga jëluñu ay dañoo am organisation ne ñoom ñooy def ay nit la parce que ki ngay tànn di diisoo ak moom très bien ay nit la yooyu tànn yoo mais xam ñeneen ñi ay président organisation voilà épuisé ngeen seen temps d'antenne am na ay président organisation wala boobu leen a tudd El Hadj da ngay wax nag El Hadj Adja su fi jiite ko foofu bi démb doo jiite fu nag donc rek ñoo am réel rek ñu dem xam nga comme débat pèlerinage aja rapidement man jàpp naa ne donc ñu dellu santaat yàlla ci yéen ñu dellu santaat yàlla Sadio peut-être Ba nga fa ci damay yéen wax soxna Astou Gueye nga ci yéen damay wax docteur bàyyi Pala jeexal damay jeexal mais damay wax si Renofis Alaaji Assane maa ngi koy wax fii ñëpp ak may dégg pèlerinage bi xam nga lu koy yàq association yi ñooy yàq pèlerinage bi c'est des associations qui tuent le pèlerinage te wax naa ko fii te bu ñu demee ba ca kanam parce que une association à but non lucratif d'accord ça c'est un deuxième chose mooy ñoom seen biir dañu bari lu ñuy jooyoo ci lu bari dëgg rek a tax may wax yàlla rek mooy sama tray ba mel ñu ngi ni toog dañu bari lu ñuy juyoo dañu bari loo xam ne ñu si bari ñoo xam ne li ñoo dara lañ ci gëmul loolu dafay compliqué man moo tax léegi damaa noppalu xam nga lu ma noppalu man mënumaa wax lu ma gëmul comme mënumaa wax lu ma gëmul ma dem toog sama petit coin bu ñuy wax nag ci wàllu cooptation bi ñu def ci wàllu comité consultatif bi le délégué général pourquoi mu jël ko parce que dafa laaj secret li muy waxante dafa laaj secret benn dafa laaj ki mu koy waxal mu mën ko apporter dara moo tax il a fait son choix et ñi mu choisir 80% si biir kii bi ils sont dans cette association là donc kon Ourey maa ngi lay rassurer ne ñu ngi ci biir association ñeneen ñi si des nag mooy coow lii ñu ma doon wax léegi dañ ne fay na coow li des na xam nga lu tax mu des képp koo xam ne tënkuwoo si cahier de charge bii
non c'est-à-dire tu vas subir des sanctions. Très bien et ça loolu mu leer. voilà léegi. ñu ngi leen di gërëm mbokk yi association je suis vraiment désolé mu nekkoon seen émission yoon wi ak télévision Futurs Médias non mais xoolal nag non nag suñu càmmee mais d'accord ñu ak non d'accord mën nga bañ a d'accord mën nga bañ a d'accord mais Adja très bien c'est une réalité c'est la vérité mu ngi fi mais barki dem rek gis nañ ko barki dem barki dem faites attention parce que gars yi leen di seetaan ñu war a dem Makka leen di seetaan barki dem yàlla rek a tax may wax non dama ne yàlla rek a tax may wax gisoon nañ ko barki dem yàlla dimbale yàlla nañ yàlla dimbale ñaan yàlla ñu teg yàlla suturaal ñu ba seytaane bañ ñoo laxasu ba lenn lu yàq ak bañ a jóge ci amiin mais ñun ne ci loolu la ñu taxaw te ni mu waxee ne li mu wax tamit yàlla la ci seet ñu nit lu ñu wax yàlla lañ ci seet ñëpp ngi fi dama ne association yi bii mooy juróomeeli association c'est les mêmes personnes c'est les noms qui changent mais même président day changé même ministre day changé même gouvernement day changé ñun boo demee ba ci ak gis ne doxul day changé mais